www.sangatv.com. Bocage beurre bi ci vitamine yu bëri moom ngay toggee tey, mais tey comme chaque lundi da nga indi ay salade. ay salade Pape Cheikh comme niñ ko annoncé ci suba salade d'haricots aux crevettes bi nga xamante ne haricot dañu dem ci marché bi fekk ko fa mu bëri fa loolu ñu daal di ciy jël pour mën ci defar benn recette boo xamante ne ku nekk di nga ko mën a reprendre sa kër mën a am vitamine ak fibres yi nga xamante ne chaque fois dama koy wax légumes yi ak fruits yi nga xam ne ñoom la ñuy consommer ñoo ñu koy jox dañuy bëgg chaque début de semaine ñuy andi ay recettes yoo xamante ne c'est riche en fruits riche en légumes pour ngeen mën a am idée yoo xamante ne dina leen mën a permettre ngeen mijoter ay recettes yoo xamante ne da ngeen di am bien-être yooyu ak bienfait yooyu nga xamante ne moom la fruit ak légumes yi di def suñu yaram xam nga ni fibre lii di vitamine lii di ay minéraux nga xamante ni ay ferñeent la ay éléments la yoo xam ne suñu yaram la war a nekk ferñeent yoo xamante ne ci fruits de légumes yi lañ ko war a jëlee mu dugg suñu biir yaram andil ñu lu dul ay ngëneel donc loolu su fekkee bëgg nañ ko am gën gi néew mën nañuy jël ñaar ci semaine bi wala ñetti yoon ci semaine bi di consommer ay plats yoo xamante ne c'est hyper riche en fruits et légumes te loolu yeewu leen ak les beurre bocage daf ñu ci jàppale xam ngeen ne bu ñu nee beurre bocage nee naa leen mooy beurre yi nga xamante ni c'est des beurres doux paquet yu 200 grammes lañ leen di proposer chaque semaine xam nga beurre bocage bu fekkente ni bu ñuy présenter sax temps bi du fi doy pour ñu wax ko bu fekkee da ngeen di togg recette sucrée wala recette salée beurre bocage daf ciy dem léeg-léeg nga ñëw dimanche bëgg lekk crêpe wala nga bëgg lekk ay gaufre wala nga bëgg lekk sax li nga xamante ni mooy sa ay pancake y a rien de tel nga jël sa beurre bocage def ko ci pour am beurre boo xamante ni goût yoo xamante ni c'est riche en beurre parce que dafa nekk ay beurre yoo xamante ni c'est hyper riche c'est hyper doux te boo koy lekk gis nga ferñeent yooyu nga xamante ni ñooy ay lipides moom la ñu beurre bocage di joxe donc dañuy jàll nag ci recette du jour bi nga xamante ni moom la ñu annoncé li nga xam ne moom laay soxlo mooy haricot bi nga xam ne pare na léegi dama koy segg ci seen kanam nii ngeen ni seetaan ñu génnee ndox bi nga xamante ni moom moo nekk ci haricot bi daal di koy yàq haricot nag mi ngi bëri ci marché bi parce que boo fekkee léegi da nga dem da ngay gis ni dañ la koy nettoyer ba mu set daal di koy dagg dindi boue yi nga xam ne en général moom la ñuy génnee pour nga mën a am haricot boo xam ne da nga koy togg am na nag ñoo xamante ne dañ koy am en conserve mais jàppal ne bu haricot ñoree nii nga xam ne dafay waaj a dem léeg-léeg mën nga ko jënd ci lu bëri parce que d'ici 2 jàpp 3 mois dootuñu ko gisati limite bu fekkee da nga am plat bu mel ni nga war ko defar da ngay dem jënd haricot yoo xamante ni ci boîte de conserve yi la nekk donc pourquoi pas ñu jënd ci lu bëri loo xamante ni dañ koy baxal buñ ko baxalee comme nii ñu ko def daal di koy xooj ci ndox bu sedd buñ ko xoojee ci ndox bu sedd nga xam ne da nga koy blanchir fekk xorom nga ko assaisonné ko pare nga bàyyi ba mu wow nga def ko sa ay sachet congeler ko sa bopp nga xamante ni su haricot demee yow da ngay am haricot en réserve ci sa congélateur nga bañ ko dem di ko jëndi boo ne haricot nag xam ni bokk na ci ay légumes yoo xamante ni seen ni nga leen di gisee seen couleur yu verte yi nga xamante ni ñoom la ñu am dafa baax ay ferñeent yu baax la yoo xamante ni sunu yaram daf koy soxla li may def mooy que damay dajji paquet beurre bi haricot bi duma ko bàyyi nii kese parce que xorom rek laa ci def maanaam dañ ko baxal léegi dañ koy sauté donc li may njëkk def mooy que damay dagg beurre bocage bii nga xamante ni moom laa la wan léegi présenté la ko am nañu paquet bu 200 grammes soo ko xaajee ci digg bi am 100 grammes soo ko daggaatee am li nga xam ne moom mooy 50 grammes mais li may soxla sax du 50 grammes benn noix boo xam ne bu 20 grammes limite moom laa jël def ko ci parce que haricot bi quantité bi ma am bëriwul laataa may ñëw ci éléments yi nga xam ne ñoom laa fi am muy carotte concombre ak tomate farcie pomme de terre ak persil chinois haricot bi ak li nga xam ne moom mooy crevette bi wax naa ko Pape sànq moom mooy ñuy servir de doc pour salade bi donc bu beurre bi seeyee ñu daal di jël haricot bi nag daal di ko ciy def donc on va faire sauter les haricots def ci persil chinois def sànni ci tuuti laaj xorom poobar ba nga xamante ne bu ñu koy lekk dañuy am effet croustillant boobu nga xamante ne bëgguma ko ci baxal bi donc pomme de terre bi ak haricot bi ñoom laa njëkk baxal donc li may def mooy dama leen di faire revenir ci poêle bi ak beurre bocage laataa may jàll ci yeneen légumes yoo xam ne dama koy bàyyi cru notamment concombre bi ak tomate fraîche bi ñoom dama leen di bàyyi ni ñu ñorul noonu laa leen duma leen togg ñoom ak carotte bi muy ñetti légumes yoo xamante ni on va les consommer crus donc pomme de terre bi ak haricot bi on va les consommer cuits donc limite cedd aywa ñu dem tàng na ni ngoog donc dañ koy ciy def daal di xorom poobar tuuti huile d'olive def naa ci beurre bocage naam mais nañu daaji sunu huile d'olive def ko ci pour mu andi benn goût olive boo xamante ni dafay neex ci genre salade yu mel nii sama presse ail bi du ma ko fàtte naa ko seet nii
nga xamante ni moom daf ñuy permettre ñu gagner ñu am benn gain de temps boo xamante ni y a rien de tel nga jël sa presse ail daal di pressé nii en direct daal di koy def ci haricots yi ñu xorom poobar ngoog xorom poobar bu la neexee mën nga def yeneen condiment yeneen épices yoo xamante ni ñu ci nuyuwaale sunu xarit Abyss épice bi nga xamante ni tout le temps daf ñu fiy bàyyil ay pot pour sunu ay goût mën a changer nañ ci def chaque jour ñu ne togg amul règlement amul code su fekkee épices yi nga am sa plan de travail mën nga ko ci def pour mën a tester goût yi pas dire que légumes sautés sel poivre lay am ak tuuti laaj mais def ci yoo xamante ni yow yaa koy bëggal sa bopp donc mi ngoog et puis on fait sauter mi ngoog laaj bi jaxasoo ak haricot bi ñu am benn goût boo xamante ni benn limite benn goût bu assez croustillant lay nekk xorom bi nag bu daal di bu ñëwee daal ciy andi benn goût laaj bi mi ngi xeeñ dommage que mënu leen am xet bi mais fii da ngay sentir odeur bi nga mel ni ku nekk restaurant nga yooyu noonu nga ñëw ñu tegal la plat yu baax yooyu daal lay laaj ndax légumes sautés ngay jël wala riz wala frite nga ne légumes sautés donc bu ñu la ko andilee da ngay gis ni dafay saf laaj ba noppi am benn goût bu neex donc li may def mooy que damay tegee nii plat bi utiliser waat même poêle bi mais damay jël haricots yi nga xam ne moom laa sauté daal di koy def ci digg bi le temps que crevettes yi di pare nii may expliquer ma jàllaat ci li nga xam ne moom mooy pomme de terre yi donc pomme de terre yi même procédé damay dagg benn noix wu beurre bocage nga xam ne njëriñu beurre bocage mi ngoog pour mën a defar légumes sautés y a rien de tel nga def ci beurre pour am goût de beurre bi ba pare sànni ci tuuti huile d'olive pour mën a am goût olive bi nga xam ni moom la ñu soxla donc les carottes taxaw leen ni xaar maa ngi ñëw léegi râper leen parce que ñoom tout autour laa leen di def ci légumes yi nga xamante ne duñ ko togg la bokk et puis on met les pommes de terre li ñu def mooy que dañuy jël baxal ko rek daal di koy daggat ni ngoog daggat ko ay cube pour mën ko ci def ñu xorom tuuti xorom parce que moment bii rek ngay mën a sàppali après boo koy sàppaliwaat doo am sàppali boo xamante ne dafay juste donc xorom poobar ak benn guusu laaj bi nga xam ne moom moo des waa mi ngi nii tuuti laaj bi nga xam ne moom moo des mi ngoog aywa donc bu ñu noppee nag on va les faire sauter bàyyi ko ba mu doore parce que limite pomme de terre da ngay gis ni dafay xaw a croustillant comme ni ko Pape di waxee bu ko defee nag ñu daal di dagg li nga xam ne moom mooy herbe aromatique yi tey dañu jël persil chinois muy coriandre moom lañ koy parfumer mais mën nañu jël origan mën nañu jël li nga xam ne moom mooy persil mën nañu jël romarin ñoom ñëpp bokk ci famille wu herbe de province yi ñoom tamit ñu ñam leen parce que dañu nekk ay herbe yoo xam ne bu ci nekk sa goût dafa différent donc benn genwaal bi ci pomme de terre bi beneen genwaal bi ñu wis ko ci kaw haricot bi bu ñu koy déguster dinañ ko sentir et puis on fait sauter le tout li ñuy defaat nag bala ñuy dem ci Pape mooy que pomme de terre yi bu paree nii la ñuy defaat même procédé yi bu gis nga crevette yi nii mu baxee ni ngoog pare nañu ma segg ko nii wan la ko donc on enlève jënd jus bi gis nga tuur naa ko mais tamit genre ñeex yi nga xamante ni dañ ciy baxal ay jën di ci baxal ay ginaar di ci baxal ay crevette di ci baxal ay yàpp nekk na ay bouillon yoo xamante ni mën nañ ko récupérer ça veut dire sucre yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci crevettes yi nekk ci yàpp yi limite soo ko baxalee dafay dem ci ndox bi donc ndox yooyu mën nañ ko récupérer di ko ñulugee su fekkee da ngay togg sa benn touffé mën nga jël li nga baxalee woon yàpp bi nga ñulugee ko bu dee poulet ainsi de suite bu dee crevette ainsi de suite donc moom suñu paree tamit dañ koy sauté waat ci casserole bi les crevettes ba nga xamante ni croustillant na bu ko defee ñu defar benn vinaigrette boo xamante ni pour tomate fraîche bi la ak concombre bi daal di jàll ci partie décoration bi du ñu fàtte carotte bi nga xamante ni moom la ñuy râper avec les beurre bocage mu nekk benn salade boo xamante ni c'est très très riche Pape et c'est très très bon tey moom laa lay conseillé nga añee ko limite pour nga mën a suivre ce régime bi parce que on est lundi Pape Cheikh. voilà merci. Exidex neen da nga am fond. dama ne ko kenn du yow. ah Exidex. neen da nga am fond wu wax. macha allah ex yow laa ko jànge jërëjëf. macha allah tontu nga ko de. duut nga ko de. mais moom daf may coacher Pape Cheikh. ah moom daf may coacher. waaye duut nga ko de waaye léeg-léeg daf may dugal ci ruq. waaye tontu bi saf na de. dóor ma ay kii yotam. merci ex.